da ciy baax laata ñuy xuus ci mbir mi le moom da nga ne ñetti décennies c'est un invalide. très bien nu mu tudd. salaamaaleykum maa ngi nuyu sama mbokk homme de tenue nuyu sama ñaari waajur waaw maa ngi tudd Papis Mankagna Diousé. très bien merci dalal ak jàmm ci suñu biir mbir mi nag xam naa daa am yoon. waaye li ci seen cër nañ leen ko jox ba mu mat sëkk incha allahu rabbi kéem ni ñu ko yàgg di defee ak yéen. ginnaaw loolu nag faw ñu dugg Papa Assane Seck ci bésu ab fàttali yi nga xamante ni moom la ñuy faral di jox suñu téléspectateurs yi. On est aujourd'hui le 5 juillet. Oui. Alors pour le 5 juillet-ci nous allons retourner aux années précédentes Papa Assane Seck ci at yi weesu ci ginnaaw 5 juillet li fi jot a xew ci mim réew ñu àddu ci at bi nga xamante ni moom moo di année 1983 déjà. Ce fut la création de la Société nationale d'électricité maanaam Sénélec yi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee fan yii ñoom dañoo bës ndax gaz bi ak pétrole bi. Alors par la nationalisation et la fusion de la Société sénégalaise de distribution d'énergie électrique et l'électricité du Sénégal ñoom EDS ak kii moo fusionné daal di jur Sénélec tey xam naa moom tamit. ñu góorgóorlu de. Sénélec waaw ñoom de ñu ngi avancé nañu bu baax nag. macha allah macha allah fi ñu jógee ak fi ñu agsi ni am na ay rëq-rëq nag yu ci am ay teq-teq ci ay jamono Sénélec dund na ay soubresauts yu extraordinaire comme fi ñu jógee fii waaye njëndum pétrole moo leen sonaloon léegi nag comme Sénégal mu ngi avancé yàlla def na xéwal ñu ngi ci buntu xéwal nañ ñaan yàlla mu sotteeg jàmm mais li wóor ba wóor mooy Sénélec c'est une société boo xam ne ñenn ñi ci jamono doon nañ souhaité ñu am concurrent pour que courant bi oyof ci Sénégalais yi mais li ma jàpp man mooy concurrence bi gën a efficace pour la Sénélec mooy les énergies diversifiées éoliennes ak li nga xam ni mooy énergie solaire yooyu nag aussi malheureusement pour que mu àddu Sénélec da cee am wàll bu mag mu mel ni daal koo xam ne mooy séddale comme ni téléphone bi rek mel Sonatel Orange nga xam ne ñooy séddale ñoo amee plateforme bi ba pare di concurrencer nit ñi ñoom ñooy jox Expresso ñooy jox Free ñooy jox keneen ak keneen Orange Money ci boppam waruta am mais ñoom amal nañ ko donc mu ngi noonu loolu mooy Sénégal mais Sénélec moom ça reste une grande entreprise à soutenir quand même par l'État du Sénégal qui le fait bien mais il faut une meilleure structuration parce que bëri na ay jafe-jafe. justement te ci jamono ji ñuy wax ne fii am na pétrole ak gaz yaakaar naa ni war nañ leen yombal léegi ku ci nekk ci bëgg yëngu bay sa waar investir ci loolu le ñu privatiser la may la loolu opportunité boobu ngir ñu am ay licence ngir mën a def nii nga xamante ni moom moo di réew yi tugali bu ko defee ça va alléger peut-être la population n'est-ce pas soxna Fall. tout à fait dina leen alléger waaye itam au préalable dafa am lu jiitu mooy fexe ba ñu utiliser li nga xam ne mooy njëriñu experts yi ak seen xam-xam ak mbir mi naka lañ ko war a doxandale fan la war a jaar parce que loolu mooy suñu défaut au Sénégal dara dafay am mais fi mu war a jaar ni ñu ko war a doxandale ni mu war a defee day am lu ci des ba nga xam ne dañ ciy sóobu après dañu am des regrets wala lu dul jaar yoon mbiccoo mbaaloog bi bari ci wax ji bari ci ñu ni on est expert en tout fekk na lan waroon a def en amont la ñu deful ba tax na mu indi jafe-jafe yooyu. lan mooy mbiccoo mbaalo. mbiccoog mbaalo mooy nga xëcc fi ma xëcc fi nga wax fële ma wax fële ku ne di yëy yàbbi ci mbir mi fekk ku ne da ngay demee sa xalaat ak sa xam-xam fa mu toll mais ñi nga xam ne ñoo xam mën nañ leen ci dugal jiital leen ñu def wan yoon wi ñeneen fu mën a jaar ngir mu mën a sotti nee na loolay dëgg loolay dëgg Viviane Laure Elisabeth Bompassi en 2002 fut administrateur civil et la première sénégalaise nommée dans le commandement territorial justement comme remplaçant ou adjointe au gouverneur de la région de Dakar chargé du développement yaakaar naa ni ci maître Abdoulaye Wade la ñu commencé di gis émancipation professionnelle de la gente féminine poste de responsabilité yi ñu koy jox jigéen ñu yàgg doxal tamit nag bu baax macha allah. Asma xam nga da ngaa tudd koo xam ne président Abdoulaye Wade Sénégal yëpp dañ ko jàppale taxawu ko ànd ak moom. parce que dafa am lu mu yee au temps de Senghor dafa yee sens tey jii nii lu ñu mënti wax ci suñu démocratie ci Sénégal bu dee 100 Abdoulaye Wade am na ci 50 il a été l'un des premiers bokk na ci moom Cheikh Anta Diop ak sunu maam bi Majmoud Diop ak ñi si des ñoom ñëpp ñoo xam ne taxawu nañu Sénégal ci benn fànn fii ci moment bu difficile boo xam ni Senghor moo fi nekkoon buur bu mi
président Abdoulaye Wade ñëw impulser quelque chose boo xam ne moo aboutir à 2000 sénégalais yi daal di koy jox bopp bi ñu ko joxee bopp intention yi mu amoon soxna Fall. Asma Kodo ak. Papis intention yi président Abdoulaye Wade amoon jural nañu njëriñ en partie. Malheureusement dafa am lenn lu ko xaw a souillé tuuti lu ko xaw a yàqal mooy lii rax moom fu mu duggul yàq. donc malheureusement et aujourd'hui li nga xam ne Abdoulaye defal na ko jigéen yi. ci bi mu faloo 2000 ba 2012 romb na li fi amoon. li fi amoon tane woon na mais romb na ko ci beneen niveau mooy Mambasi boobu ngay wax. ak yeneen ak ñeneen ba ci li nga xam ne ñu ngi ko doon tuddee nu mu tuddati li ñu defal jigéen ñi. parité nag nekk loo xam ni jàpp naa ni man gëw ma ko. mais parce que xam nga gëw ma ko parce que jigéen moo ëpp doole góor. donc parité mënut a nekk yàlla nag cëral góor mu nekk conducteur mais jigéen mooy fond mooy base mooy dékku. donc loolu en passant mais Wade moom. il a eu un mérite immense par rapport à cela. lii la góor yëpp ñu xamoon lii ci seen jigéen ñi nañ ñu bàyyi ñu doxal yombalal ñu service gi te xam ne ñoom ñooy jëriñu. Aïcha 2017 ci la ñuy àddu mu nekkoon au cours d'une rencontre avec le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz COS Pétrogaz. Le président Macky Sall fait le point sur l'Institut national du pétrole ci boobu jamono la ñu gënoon nekk di càmbar mbirum pétrole gi léegi ngir mën koo taxawal léegi nag jamono ji fu ñu ci toll. ban année la nga wax. 2017. 2017 xam nga lan la. waaw aboutissement la. pétrole beeg gaz bi. mais maanaam dañ ko dafa am ku ñu tënk nag ki ñu tënk nag moom dafa am doole. mooy orchestré defee leen ko nii génne leen ko nii dafa orchestré ba benn moment bu mu yaakaar ne war na cee mën a am njëriñ mu daal di ne pétrole am na Sénégal ñu daal di ne Sénégal am na pétrole ni yooyu président Macky Sall ñëw na xéwal am na. lu ñu xamoon la bu yàgg en 2000 le directeur de Petrosen s'appelait Macky Sall. C'est vrai. Et en 2000 ñi nga xam ne ñooy liggéey ci pétrole ci àdduna bi xamoon nañu Sénégal am na pétrole président Abdoulaye Wade taxaw na fi wax na ko ñu weddi ko ñu ne góor gi dafa bëgg a toogaat rek ba muy wax xamoon na que ñi nga xam ne ñu ngi liggéey Petrosen ak ñu mel ni ñoom nekk ci secteur bi xamoon nañ ni lu ni mel am na fi te lu raw pétrole am na fi xasma am na boo xam ne waxaguñ ko yëg nga boobu ban la dana ñëw bis dina ñëw ñu wax ko incha allah Sénégal am na lu ne loo xalaat loolu nag moo tax ñenn ñi di riir ci àdduna bi ñooñ di riir nag fi mu nekk nii ndeysaan am na benn côté boo xam ne dañu sonal président Macky Sall. loolu on le dit en toute honnêteté am na côté boo xam ne il subit une pression extraordinaire waaye pression boo subir pression peuple la ko raw. moo tax toujours il faut être avec le peuple. il faut défendre les intérêts du peuple foofu dañ ko faa woo bu baax a baax a baax pour que peuple bi en retour mën ko taxawal. jàppale ko COS Pétrogaz boobu nga wax lu baax la de mais dafa nekk aboutissement loo xam ni mooy ok léegi nag gars yi affaire baa ngi nii teg nañ plan bi léegi foog ñu organiser wu pour que ñu mën ko jëriñoo léegi nag jëriñoo bi tant que eggul ci sénégalais bu nekk amul valeur. amul valeur loolu mooy wax bi donc yàlla na yàlla taxaw foofu. nguur bi ak COS Pétrogaz yàlla dimbali leen ñu am njëriñ liggéey bu am njëriñ pour sénégalais yi ak pour ñoom et puis lépp am ci dëgg quoi. c'est très important ba tey ñu wax ci formalisation des jeunes. nekk na lu bees loo xamante ni naam xëy na ñoom bu ñu ko xamoon tàggatuñu ci ndaw ñi junjuñu leen ko tamit pour ñu professionnaliser ci seen bopp est-ce qu'il ne serait pas vraiment important que ñu dugal ci seen ay clauses de collaboration que moom bu ñu jëlee ay experts ca biti. indi leen. ndax xam-xam bu ne rek de base la. te base bi mi ngi fi. am na ñoo xamante ni xëy na lii moo nekkoon seen spécialisation. peut-être ni ñi koy travailler moo xaw des. bu ñu leen boole ak experts yu aaye ba pare ñu jox leen gëdd gu ëpp experts yooyu kooku def transfert de connaissances. et d'expertise. bu ko defee ëllëg compétence ñu dem seen yoon bañ ak suñu pétrole. kaay nag ma wax la benn affaire bu mel ni midi. nun xamuñu dañuy wax ak suñuy ay limites ak suñu ay xalaat. waaw wante dañuy laajte. mën naa la wax benn affaire. waaw. dafa am benn wax boo xam ne sunu maam bi Léopold Sédar Senghor da ko waxoon mu ne l'émotion est nègre la raison est hellène. man ànduma ci. parce que xam nga lu tax Charlemagne ku mu doon sa maam say mbir des na ko xoolaat Charlemagne xam nga lu mu xamoon il n'était pas loyal vis-à-vis de l'inconnu il était loyal vis-à-vis de sa nation.
vis-à-vis de ñi mu bokkal te fa mu bokk ñam fa bokkalul daf leen di def ennemi donc du exemple bu baax kooku nag moo la maamu ñi nga xam ne yow fi ne nii ñoo la diligenté ñooñu nga xam ne da nga leen naan kaay leen ngeen defal ma transfert de technologie et de connaissance ils vont jamais le faire xawlil xam ñoom lu ñu def dañoo ñëw Égypte antique bii nga xam ne sunu ay maam yi ñuul kukk ñoo fi newoon diggante Nil bi jàpp Égypte sunu maam bii di Cheikh Anta Diop loolu la ñu xamal nasaraan ba mu ñëwee gis nga seen théoriciens yoo mag yooyu ñu naan Hérodote Platon ak ña sa des waaw ñoom ñépp képp ay sàcc lañu nañ ma baal wax bi xamalu tax dañoo jóge Grèce dem Égypte fekk fa xam-xam fekk fa mathématique ak science ak lu ni mel wuy ma daal di ñëw topp ci di xool di gis ba comprendre daw Grèce ne am na nu xam-xam le reste de l'Europe daal di jël ñu daal di koy jëriñoo moment bañ koy jëriñoo mu wëraat ñu ñëwaat fii xamal nañu ñoom am nañu xam-xam nettali histoire nag xamal luy seen différence ak ñoom dañoo bind Égypte lañu bind dafa nekk ay hiéroglyphes ku ñoo wax Champollion ñëw en 1822 ne ñu hee yaay moom moo ko déchiffré te fekk na jiitu nañ ko si mais comme ñoom dañuy bind lañu bind tas ñu daal ne tubaab am na xam-xam nun noo leen ëpp xam-xam dafa di nag benn cat lañu amee mooy nattu yàlla amaana nattu bay bëgg a jeex xas ma moo tax xoolal nii la affaire bi def nii l'avenir aujourd'hui c'est l'Afrique bu ko sénégalais yi ak africains yi comprendre muy xéwal te lool foofu la ñu toll mooy wax africain wax sénégalais ne ko àdduna bi fi mu jëm yow la parce que Europe ak Amérique ña ci des ñëpp ñu ngi fàq di ñëw fii parce que gis nañ li fi ne. te gis nga Papa Sane lii nii sax démb ak barki démb l'avenir a toujours été l'Afrique. ndax ñoom dañoo wut si fi ñoo sàcc suñu xam-xam yóbbu ndax sàcc mooy jël loo moomut n'est-ce pas ba pare moomale ko sa bopp. foo dem tasaare ko naan maa ko moom. waaw léegi nag ñoom bu ñu defee lool ñu comprendre ni xëy na ñu africains yi bu ñu leen bàyyee ci xam-xam gii dinañ ñu ëppi doole. ñu fexe ba ñëw nax ñu. nasaxal suñu xam-xam. ñu nangu ko ñàkk nangu bi nag. nanguñ ko de. nu ñu def. daa am ña ñu rax. waaw di ko am nu leen yàlla nattoo. ñooñu di ñu wor. ñu am nu ñu mel. ba sunu maam ya ba tey. xanaa xamoon ne esclavagisme xasma. waaw danoo am ñu rax sunu biir ñoo xam ni ñooy fekk xasma. ñu ne ko kaay ñu ànd boor bii. ndekete ñoom déggoo nañu ak étranger bi. nasaraan bi. ne ko kooku ñëw jox ko seetu jox ko la ca des ak lu mel ni moom. mu daal di ñàkk doylu. daal di wor moroomam. ka ca des wor moroomam ñu warante tubaab ñu implanté wu. nii fi ne. dëgg la ba léegi mi ngi ci suñu biir. te loolu ñoo ko nangu parce que ñun ñi nga xam ne ñoo war a xëy ne déggoo jàppalante ñooy warante ci suñu biir moo tax ma ni ñu nangu ko te leneen li ci am mooy balay neex day metti man dama jàpp ni bu luñ ñu tënk wala luñ ñu ëpp doole dañuy jaral. ñu bàyyi mu metti ci ñun ñu dellu ci suñuy ressources fexe ba am ci li nga xam ne moom lañ ci xaar bu méttee des années après année yi ci topp dina neex ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñëw dina war a mën a neex. Maroc métti woon na lool taroon na lool waaye moom nañ seen bopp. lu leen neex def seen réew te ku fa ñu fekk si leen xam na ni ñoom ñoo fa moom waaye ngala nag nañ yeew Aïcha mi ngi noonu ci 2019 la ñuy àddu en Égypte bi ñuy waxtaanee l'équipe du Sénégal en football du Sénégal se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu justement Sokhna Fall celle de l'Ouganda par 1-0 2019 je pense qu'ils nous ont fait vibrer on a eu l'impression de revivre 2002 yëgoon nañ ci tuuti bànneex passante bali ak yooyu gars yi yuuxu nañu neexoon na amoon nañ yaakaar waaye mu jëntal nga yaakaar ba tas yàlla lii la doon léegi waxal paasa ñun xamul dafa ma naan dañuy dëkkee yaakaar est-ce que nit mën naa dundee yaakaar déedéet yaakaar kay lu concret moo stop dëgg la wante 2019 xam nga man bugguma di wax ci footballu Sénégal parce que daa am la si nekk le compliqué soxna jëlal rek le compliqué comme la loo xam ni ñun fii Sénégal la waaw li tey équipe nationale du Sénégal nañ ko lijjanti benn yoon wax nañ dama see wax ba sonn. c'est vrai que mosoon nga junj ni en 2002 xëy na li ñu daan gis parce que nag ci xon yi ak yooyu c'est des réalités africaines. est-ce que moo téye équipe bi ba tey. xasma li tey équipe nationale kii di ministre bi Matar Ba nu ngi kaa nuyu suñu kilifa ba baax boobu monsieur le ministre. defe naa xam nga li may wax baal ma sax joxoñ bi du cër wante faw ma wax ak aw. xam naa li may wax lijjanti leen ko.
waaw nañ ko def ci fi cosaan kon. lijjanti leen ñu càmbar ko ci cosaan xëy na ba xam. heure bu nu yaakaaree noo ko wax fii si kàttanu borom bi heure bu nu yaakaaree am jafe-jafe te jafe-jafe bi dafa am la ko xam nga leen di jafe-jafe bi. wor wor boobu nag monsieur le ministre réglé leen ko. Sénégal am ndam président Macky Sall am ndam ñu am ndam. fi mu daanelee lay jóg parce que bu nee président Macky Sall am ndam le ministre am ndam am na ñoo xam ne bëgguñu ñu am ndam am na ñoo xam ne bëgguñu ñun ñi nga xam ne ñooy dem fekkee ji li nga xam ne mooy compétition yi sax ñu am ndam même soo ko xamee xam nga asma kii gas ak kii sulli tamit xam nga day jëfee torop même soo xamee ni am na lu ci nekk dangay xam ne lii nekkul lu naturel am na yàqkat bu ci nekk day metti lu ni mel à chaque fois nga war a tal leneen football leneen nga war koo tal war a tal leneen yoo xam ne on te dit que ni sont des réalités kiy def ci réew mi la dëkk bu dee mooy def bu amee ndam ci Sénégal la dëkk kenn di ko génnee ni ko yow fële nga dëkk ci ñi ñuy tudd lay bokk moom moo war a am xelu kan yi même su ma àndul ak diw wala d'accorduma ak diw waruma yàq li nga xam ne xale yi ñu ngi koy liggéey parce que on se rappelle le but de Sadio Mané contre Ouganda c'était Sadio qui avait inscrit ce but Sénégal def loo xam ne une CAN nee naa la fii à chaque fois day metti comme mosuñu jël étoile nga ni Sénégal def na performance mais quand on joue une CAN à 24 équipes quand même Sénégal dem ba finale dañu jàppoon ni c'était la bonne Sénégal dina fa def une bonne opération un exploit pour remporter cette coupe mais malheureusement encore tas yaakaar lay doon. dafa am li soxna wax c'est vrai léegi nag dañ ciy yokk asma frustration fu mu nekk. day jafe day compliqué xoolal li dal France ma jox la exemple dañoo def taxawal injustice contre Karim Benzema yàlla wan leen ñu ñëw ba ci tournoi bu mag ñuy xaar seen bopp yàlla jël Karim Benzema seppi que mu nekk le meilleur ci ñoom ñu dellu gannaaw yàlla mooy àtte te dëgg fu mu newul sawaay mu yéex mu gàtt daa mel ni suñu mbokk yi rek gis